Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national. Vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga wooñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal. Ce samedi 7 novembre 2020, Thierno Alassane Sall procède à la présentation de son livre Le protocole de l'Élysée, confidence d'un ancien ministre sénégalais du pétrole à City Business. Une conférence de presse réservée exclusivement aux médias est prévue à 10h et la cérémonie de dédicace ouverte au public avec débat contradictoire à 16h. Cet événement sera transmis en direct sur la chaîne YouTube de Sunugal 24. samedi bi yemmoog juróom-ñaari fan ci weeru novembre Thierno Alassane Sall dana gaaral téereem bii di protocole de l'Élysée fële ci City Business bu fukki waxtu jotee dana ko door ak janoo bu muy amal ak taskatu xibaar yi ci ngoon gi dana gontoo ak jotaay bu yaa ñeel boobule téere ak gis-gis yu waroo yi mu làmboo bile xew-xew mën ngeen ko suivre en direct ci Sunugal 24. mbokki internet yi seetaan Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am contenté teewaat fii nag di dëkk bu ñuy wax Thiès-Kaay benn dëkk ñaari gaar ñu fekk si fii ndaanaan artiste comédien kenn dootu ko présenté ci réew mi wala bitim réew tamit nekkatul koo xam ne si nii ku ndaw la ñu koy wax Serigne Ngagne wala Papa Diouf bu ma ci neex mën naa ko wax donc moom la ñu fekk si fii tey ci këram muy nit koo xam ne si ni nit ku baax la ñu fekk si ko fas yéene séq ak moom waxtaan dama koy bàyyi rek mu daal di nuyu ak mbokki internet yi seetaan Sunugal 24 ñu soog a ñëw ci li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi nuyu naa la Papa Diouf. waaw mais maa ngi lay fay. di la dalal. di am mbégte ci ñëw ba ngeen fi ñu yàgg sa équipe. di nuyu suñu mbokk internet yi. ni ko Wolof di waxee rek ni fecc bi su neexee yaa jaatee ci mbagg la. dëgg la bu dul woon xool. bu ñu gis te bu ñu gisul du baax. kon ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di nuyu Sénégalais yëpp. ak fu waay mën a nekk ci biir Sénégal ak ci àdduna bi. di nuyu suñu mbokki artistes yi nga xam ne yàlla moo ñu boole métier bi ñu nekk ak fu waay mën a nekk. góor ak jigéen mag ak ndaw. rawatina ñi nga xam ne maa ngi ñoom yàlla boole ñu seq liggéey. rawatina mbetteel rawatina. ñi nga xam ne yàlla boole na ma ak ñoom presque lu mat 30 ans. ñëpp maa ngi leen di nuyu parce que nee nañ ku lim juum. kon damay dugal ñëpp rek ci benn wax bi kenn ku ne gis ci boppam. maa ngi nuyu ñëpp wax dëgg yàlla di am contentement bu baax di la dalal jàmm. ayca mi ngi noonu ñu daal di jàll ci li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi fi ñu koy doore nag wax nga ko léegi muy milieu bi fi nga nekk di ci yëngu muy wàllum théâtre wàllum comédie wàllum li nga xamante ni moom mooy cinéma mu nekk nag jamono bi mu nekk métier boo xam ne si nii daanaka léegi yaatu na ku nekk yaa ngi ñëw série yi aussi bari na trop ci télévision yi internet bi naka nga jàngatee prolifération boobu nga xam ne si ni am na ci seen milieu bi muy le monde du cinéma. waaw xam nga am na loo xamante ni yàgg naa ko wax sant yàlla la ko parce que tey jii bu ñëpp demee daw bi ci jiw mooy que dara am na fa wolof nee na loxo bu yàggee ci bax jàmm ko fa baax. kon bu ñëpp dee di ñëw jàmm la lu baax la loo xamante ni nit ki mën na ko liggéey am ci lim ci war a am mais li ci ëpp solo mooy nga fexe ba amal loo liggéey sa société parce que loolu daf ci am solo trop par rapport ak liggéey. waa art culture dafa ëmb loolu mu ngi ci way mu ngi ci lii ñuy def nii fexe ba am ci waar woo xam ne dinga ko bay bu ëllëgee soo dëddoo boo wanee ginnaaw mu mën a nekk loo xamante ni kenn dootu ko fàtteeti waaw mais loolu nag ki koy am mooy ki ko gëm ki ko dund def ko métier xam ni liggéey bii mu liggéey li mu laaj lii la
mu jaar ci yoon woowu bañ ko war. wax nga ko sa ay biir wax milieu bi nekk na milieu boo xam ne si nii daanaka ñëpp a ngi ñëw mu nekk nag loo xam ne si nii jur na coow am na ñoo xam ne si nii tey ci beneen métier la ñu nekkoon beneen milieu la ñu nekkoon muy milieu mannequinat te ñoom dañu gis ne jamono bi ñi ngi ñëw di jël seen place di fees fi nga xamante ni tey foofu ngeen toogee woon muy le monde du cinéma nekk li nga xamante ni tamit moo di théâtre. waaw xam nga man loolu li ma ciy tontu lu gàtt la te sax yaakaar naa su ma juumul waxoon naa ko ci ay émission parce que affaire bi géej la ci misaal wala ñu ne asamaan la xam nga asamaan naa sama puusal ma xool amul ko taxaw gis noonu la toll lu yaatu la kenn ku nekk xañ nga ci kenn ku ne mën nga cee gis sa bopp te kenn rek moomu mais ñi nga xamante ni tey jii peut-être dañu mannequin nga mais li ñuy def ñëpp war nañ ko mën def de ñëpp ko war a def amul mannequin amul jour bi football Sadio Mané sax boo ko soxla woon bëgg mu ñëw incarne benn rôle war nga ko mën a ñëw woo mu jouer le rôle bi tey jii nii gis nañ yaakaar naa ay 2000 xaw ma 2001 benn son boo xamante ni 2S lañ ko enregistré woon ñu gis président de la république voix am dugg ci Abdoulaye Wade aar la mais ñëwul rek pour dugal voix am noonu tey jii boo demoon dugal diglu texte yi mu doon def am na benn njariñ ci société bi ak benn importance boo xamante ni mën naa am fu mu leen jëlee am fu mu leen yóbbu loolu rek lañ koy doyee mooy la waykat bi waxoon su yéetewul amut njariñ naxaate la diglewul naxaate la loolu la te loolu noonu tey jii boo demee ci kilifa diine yi loolu nga fay fekk yéey nit ñi xamal leen lan fan fi adduna bi toll fan lañu war a teg seen tànk naka la ñuy def ba jubóog seen borom ci côté boo def loolu ko fekk xëy na ni ñu koy waxee moo dul bokk mais benn la d'accord donc su ko defee yooyu noonu am na ñu ciy wax mais kenn ku ne ak ni nga ko gisee parce que tey jii nii cinéma buñ ne dañoo war a benn film cinéma war na am peut-être xëy na mën nañ cibler benn artiste ne tel artiste soxla nañ ko peut-être mais xam nga loolu dafay dépendre ca ba ñuy bind ci écriture bi rôle bi kay bind tey par exemple xelam nekk ci ne lii daal diw rekk ko mën a def kooku yow casting nañ la te ñoo sax def casting mais en dehors de loolu tey jii nii il faut ñu lancer appel ni casting am na pour benn film nañu ñëpp fekk tel lieu parce que dañoo soxla ay acteurs mais tey jii ñooñu bi ñu ñëw dafa am lu nit ki di soxla mais alors des fois dañuy soxla loo xamante ni bu artistes yëpp dajee du nekk ci biir artistes yooyu loolu wuute naa gi waa ji ni mu mën a wuuree wuute naa waa ji expérience bu mu am wuute naa waa ji xam-xam bu mu am jotewul ak loolu dara c'est-à-dire tey par exemple mi ngi mel ni comme ni nga damay jox exemple ñu ni waa ji il faut mu ñuul il faut mu nekk gaan bu takk ay verre am benn sikkim yow nga ñëw am loolu te si biir artistes yi amu ci te fekk waa ji kooku la doon wër yow lay jël léegi bu la jëlee problème bi mooy ne li mu soxla mi ngi ci yow en tant que nit bi woo boobu dugguñ ci artiste bi en tant que ban nit la ñu soxla nii la war a mel yow nga ñëw am loolu yow bi nga amee loolu ba pare amooy daray aar léegi il faut ñu def dara ci yow loolu il faut ñu def dara ci yow d'accord ndax dara boobu ci yow da nga koy liggéey ba mu nekk ci yow mais dañ lay dimbali parce que du sa métier c'est-à-dire bu ñu jëlee ki nga xam ne métier am la doo leen fa yàggal ñoom duñ ko yàggal dañ leen di defal li ñu soxla dem yoonam mais yow da nga am problème parce que du sa métier kon bu boobaa ñoom dañ lay assister jege la di la conseiller mentalement ñu yee sa xel bi xam nga am na nuñ koy defee am na noo koy defee nit ki li nga bëgg mu jox la ko même boo amul à 100% ma nga am 90% te mën nañ ko réussir nga am 100%. d'accord xam nga parce que lépp fii lay dépendre que su ko defee boobaa il faut ñu génn tuuti ci cadre kii artiste la kii du artiste. cinéma noonu la demee. da nga fi gën a aay ñëpp ñëw duñ la jël. parce que ki ñu soxla du yow am na keneen duñ soxla. dañu soxla du artiste du comédien du acteur ah. d'accord problème day am. kon doo mën a wax ni ñii ñoo ko mën a def ñii mënuñu koo def. ñu ñëw ci fond bi gis nañ fi ay séries yu bëri yoo xam ne si nii daanaka gars yi am na ñoo xam duñ ko sax seetaan parce que dañuy wax ne mooy vulgaire yañ ciy wax ak wala sol yu vulgaire yoo xam ne si nii dañ koy solu mu nekk problème waa Jamra toujours ñu ngi ciy wax yow en tant que comédien en tant que artiste nga nekk ci milieu bi tey boo déggee loolu wala boo gisee loolu lan la lay def. bon ma su ma gisee am na loo xam ne mën naa ko dégg wala ma xool ko man ma am ci lu ma naqari mais xam nga nit. mënoo régler sa kër régler kër jàmbur kenn ku ne sa kër rek nga mën a régler
mais ñun ñëpp bu ñu bokkee benn xalaat ak benn gis-gis ak benn intention yaakaar naa ne problème warul mën a am parce que li tax mooy dañoo wax Sénégal wax Côte d'Ivoire wax Nigéria wax Afrique du Sud wax Inde Ghana ay dëkk yi différent la kenn ku nekk ak sa culture dafa am fu mu basé wu te man li ma seetlu Sénégal booy xool dëkk la bu ndaw ci biir dëkk yooyu muy tudd tey boo xoolee Nigéria ni Sénégal boo xoolee Afrique du Sud ni Sénégal tolluwul doole mais fexe nañ ba ñoom téye seen culture duñ ko ñàkk ak lu mën a xew ak luñ la mën a proposé soo xoolee da ngay xam ne ñoom ñàkkuñu seen bopp te loolu am solo la souvent dama koy faral di wax gars yi ma ne leen inde yi boo rombee ci télé bi film bi daw da nga naan bon film la mais boo laaj ndax ñi ay indo lañ wala dara lu tax parce que ni ñu solo musul changé te loolu rek tegtal la bu ndaw ma ni ñu bañ a complexé parce que complexe baaxul nit ku nekk mën nga juum man damay juum sama morom day juum keneen ak keneen day juum Jamra ñi ngi def seen liggéey CNRA day def liggéeyam mais dama ni kenn ku ci nekk responsabilité ba nga am nga ni yaa ko téye mais doxa ko ba mat lan nga ci ragal su Serigne Ngagne dafee bu ñu war a censurer lu tax duñ ko censurer lu tax duñ ko def ay wax lañ ko defee ay wax te attention bu ñu demee tey jii man moom yàlla bu ma yàlla na toll loolu jaral na ma tey ma bàyyi aar parce que bugguma di def loo xamante nii man nit yi dañ ma ci jéppi bi mooy ma war a fekk fu ma war a yar nit ki war a fekk fu ma xamalee nit ki côté yooyu ma yàqu ko ma war a yem nit ki yàqu ko ma war a xamal nit ki du ma ko xamal dara su fekkee man li may def amatul loolu soxlaatuma ko parce que kenn ku nekk ak ni ñu la yaree ci aar nga màggee ba toll noonu nga toll mais nañu xool d'abord nit ñi koy def kenn ku ne jikkoom lan la bëgg lan la gëm est-ce que am na ñoo xam ne sax ñoom li est-ce que ñoom am nañu diine ba noppi kenn ku ci nekk yaay jugé sa bopp nit bu yarawul mënu ñëw di yar kenn nit ki bu amul éducation mënul éduquer kenn kon yooyu dafa am solo ci li ñuy def mais Sénégal fu mu toll nii nañu xam ne am pëcc xoo moo fi am kenn ku nekk lu la neex ngay def noo def ba am ay sponsor noo def ba am buzz pour nit ñi xool la non wax naa ko fii mën leen betteel amul ay tableau d'affiche Dakar gisoo ko panneau amoo ko woote wuñu benn yoon pour def benn lancement pour nit ñi ñëw toog seetaan mais lan la concept bu simple la du lu compliqué Sénégalais yi ñuy dund kenn ku ci nekk du ko dund sa kër moo xam ay histoire yu différent la ñun loolu la ñu jël indi ko tëgg ko def ko mbetteel film buy daw kenn ku ne gis ci sa bopp mbetteel fa muy daw am na ñoo xam dañ leen bu leen ko yóbbu ci télé boobu ñaata at mu ngi fay daw film buñ fi gën a coow mënul gën a def buzz mbetteel du ko mën a ëpp ay vie parce que Sénégal yi ñoo ko centré seen bopp kenn du leen force mu leen dem leen ngeen seetaan. mais est-ce que li nga xamante ni yaa ngi ko yàq muy ay dérapage yoo xam ne si ni mi ngi am si milieu bi yéen aussi amu leen ci benn part de responsabilité surtout yéen ñi nga xamante ni yéen ay pionniers yi. non mais est-ce que war leen woon taxaw tey ngeen. mais wax naa la ne nit mënul régler këram régler kër jàmbur fii ki moom ki képp ko moom sa sëriñ la fay nekk du man maa fa ñëw di lay wax li yow yaa war a xam loolu man tey xanaa lu rëcc man tey jii bu ñu suñuy scénariste bindee ñu war a def benn séquence su ma fa fekkee lu d'abord damay wax d'accord ma te dama ciy teg sama bakkan d'accord ma parce que xalaat yi moo dul benn intention yi du benn bu fekkee ni affaire bi dañ koy def pour njëkkalante pour am alal pour njëkkalante pour taxaw ci kanam kon yow léegi li la intéressé mooy nooy def ba def buzz gars yi di la seetaan sponsor yi mais sponsor yi d'abord Sénégal li fi nekk kenn mënu ko wax sponsor yi d'abord nañ xool yan film lan war a sponsoriser nañ ko xool parce que tey jii nii suñu ay doom suñu ay d'abord suñu ay poos ñun ñooy jox sponsor bi xaalis ñooy jënd produit mu ñëw suñu biir kër Sénégal yëpp bu ñu jëndee yaa may dégg du ma sax mën a tudd benn produit mais tey bu ko Sénégal yëpp jëndee moom mu am ay milliards yooyu mu am ci lay coppatiwaat pour sponsoriser est-ce que moom dañ ko war a jox xaalis moom mu dem génn waat xaalis boo xam ne da koy dugal ci société bi pour yàq société bi est-ce que pour loolu lañ koy doyee nañu xool li ñuy def nañu xool ñoom li ñu war a def lan la concept bu dikk war nañ ko xool télé bi bu benn concept dikkee war na ko xool loolu sëriñ si sax dañ cee am part de responsabilité dañ cee war a wax. sëriñ si maanaam mooy kilifa yi war nañ cee wax parce que tey jii nii man en personne amul këru diine bu may dugg te duma toog ak kilifa gi waxtaan
waxtaan ak moom reetaan loo ko sax mu ree parce que loolu lay bëgg parce que damay xam ñoom responsabilité yi ñu am sëriñ boo fi gis mu toog xëy suba ba ngoon dama lay wax programme yi sëriñ bi jot sa taalibe diw dee na nelaw na ñu xool délégation bi dem sa taalibe diw day tudd nga xool délégation bi dem te lépp sa xaalis da ciy dem am na ñu lay xaar ci biti dépense dañuy ut am na koy takk jabar yow nga nekk benn nit te doo yàlla doo yenente bi problème yooyu di nekk sa bopp léegi day laaj sëriñ bi au moins mën a dund tuuti te dundam xam nga ni bu weesoo jaamu yàlla gi muy jaamu yàlla dundam au moins sëñ bi toog tuuti reetaan baax na moo tax man damay am intention su mu duggee rek jéem a dugal benn code pour reetaan loo ko tuuti au moins pour wàññi yenn musiba yi yenn coono yi quoi laa koy mun tuddee yaa ngi dégg mais du wax pour saboter du wax pour critiquer parce que ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy liggéey man moom li ma mës a gëm mooy ñëpp tey jii buñ la soxlaan ba tey dañ lay woo am mais jeex na nga ñëw def sa benn rôle xëy na dañ la encadré ni la fils dafay ko ne xoolal nii pour mu baax amul problème mais man li ma amal importance mooy ñun ñëpp ñu ngi ci biir Sénégal li Alaaji Abdou Aziz Dabakh doon wax naan ku sa ëmb nekk ci gaal gi ñaanal yàlla gaal gi mucc bu gaal gi muccee sa ëmb mooy mucc mais suñuy jabar suñu ay doom ñun ñoo nekk ci ñoo dëkk biir Sénégal est-ce que war nañoo génne information boo xam ne tey sa doom bu nee tak ci salle bi nga toog di seetaan boo xoolee sa doom day sëgg bu la xoolee dafay sëgg est-ce que loolu war na am fan lañ koy teg te pourtant am na ci ay mais dama ni en pagaille du benn du ñaar est-ce que yow mi joué rôle boobu nañ waxante dëgg yow mi joué rôle boobu nga joué koo pare ñu lay tàccu yaakaar ne yow def nga succès yow am nga sëriñ am nga loo gëm di la est-ce que yow boo demee sa kër sëriñ non dama ni est-ce que boo demee sa kër sëriñ bi nga xamante ni nga ni moom nga jox sa bopp est-ce que yow boo jàkkaarloo moom doo sëgg est-ce que yow boo jàkkaarloo sa sëriñ boobu tey jii doo sëgg boo sëggul sa sëriñ ba nga la waxe barki démb seetaan naal ci tali bi li nga joué baaxul parce que ñaar moo am rôle bi te loolu lu am importance la bu ñuy joué film yenente bi ah wala ñuy joué film yenente yàlla Moussa mais day am ku incarné rôle Firawna am ku incarné rôle naka la Haamaan mais ñooñu est-ce que dañoo bon est-ce que ñooñu ay yéefar lañ mais dañu ñëw incarné rôle bi pour que yow nga xam histoire bi rek maanaam xam nga ko sax parce que jàng nga ko mais buñ la ko joué ci film sax da nga koy gën a dund gën a branché alors que tey jii kooku di joué rôle boobu mais kooku bonul wane ñu lu bon histoire la kon kenn waxul tey jii bu film bi waree am mandikat il faut mandikat am ñooñu ñëpp façon yooyu même caga il faut caga am na ma baal ci terme bi mais juste am na lu ñu bëgg a jàngale mandikat bi kat dafay mandi ci ban famille la bokk genre quoi comme scénario ni ñu koy bindee dafa am lu ñuy jàngale waa ji da doon mandi kirib karab yàlla dem na ba déggale ko benn nit waa ji waxtaan ak moom ba changé ko defaraat na ko kon société bi am na lu mu gagné wala topp na loolu ba dee te li ko rey mooy lii est-ce que lii nit war na koo def nit ki di am ay leçons yim ciy tiré jigéen mën na bon man nag damay wax benn affaire ma ni jigéen dina bon ndeysaan dajee góor mu war koo dimbali góor gi exploité ko waa am na jigéen ñoo xam ni ñu ngi dem di jaay seen bopp peut-être sësuñu ci dara nga yor ay doom ci benn kër ñett amuñu lu ñu lekk doo bëgg a bàyyi sa njaboot génn pour yàqu nga génn exploité sa bopp pour dundal sa njaboot nga dal ci benn góor boo xam ne yàlla may na ko teraanga mën na laa dimbali am na jigéen ñi jaay seen bopp toog di jooy parce que xam na ni waruñoo def loolu mais nit mënu toog du lekk nit mënu toog feebar te du faju fan la koy jëlee góor ga nga dégeel pour mu dimbali la danaa la jox ma sa bopp pour ma dimbali la nga koy def xam ne yaa ngi tooñ sa boroom mais nooy def te yàlla moom lay toog di seetaan moom noonu la mel day seetaan mais après lépp ci moom lay mujj te lépp xam na nan la koy réglé ndax ku am yërmande la mais góor ñi tey su ma gisee benn jigéen bu ma mën a may 100 000 francs dimbali ko pour ci këram dama koy may te yàlla tax mais la tey yow imaginel bu nekkee jigéen boo yàgg xeemem la mu lay xeeñ boppam dem ba jamono jàpp ko mu ñëw ci yow pour nga dimbali ko nga exploité ko mais loolu baaxul te lii dina yàq moo tax ñeen lañ yàlla musal ci ñàkk parce que nee nañ société bu gën a ñàkk fa la mbon di ëppee te loolu dara du mun koo dindi mais encore une fois bu ñu dikkee ci li nga doon wax yooyu ay entre parenthèses lu ma doon leeral na rek am na solo pour ñu organiser wu man gis naa ay séries yoo xamante ni barki salaatul fatiha la ñu am ci ay histoire man ma gis ko man bus buñ ko réglé
sans amul ay wax yu vulgaire ak yooyu ñuy wax noonu yooyu ñu dindi ko yooyu du la may dara. ay mën nga xam nga am ay vie. Ngagne est-ce que de société bi loolu la bëgg parce que bu ñu gisee série yooyu su jàllee su amee yooyu da ngay gis gars yi di ko capturer di ko def ay TikTok di ko def ay statut yu mel noonu. waaw mais xam nga adduna moo to xam nga adduna bi fi mu toll. moom la ñu bëgg société adduna bi fi mu toll. adduna moo dox ba toll foofu mais xam nga loolu noonu ku ci bëgg a bokk moo ci bokk ku ci bëggut a bokk du ci bokk. ku ci bëggul bokk ci loolu doo ci bokk parce que tey jii nii lan moo tax bu sëriñ bi génnee wax lu baax lu rafet duñ ko capturer dañuy préférer dem jël wax yooyu man comédien la damay dugal ay wax yoo xam ne nii wax yu reetaan la gars yi di ko jël xam nga keneen mën na dugal keneen mën na dugal mais genre fi ma bëgg a expliquer mooy nga am ay vie yu bari à part bii dellul ci commentaire yi ba xam looy am nga am 2 millions de vues ñoo def 1000 commentaires yi 900 yëpp ñu saaga la parce que il faut ñu xool la ba xam lan nga def moo tax ngay am vie alors que yow loolu nga xam loolu nga exploité parce que ay vie nga soxla pour nga am xaalis man fa laa waxee maanaam xaalis sa poos pour nga dund mais nga gaañ ay nit parce que 14 millions sénégalais lañ nit ñi niveau yi bokkul dëkkuwaay bokkul ki dëkk Dakar ki dëkk Kees ki dëkk Ndar am na ñoo xam ne ñu ngi ci ginnaaw te ci sénégalais lañ bokk te dañ leen war a jox cër respecté leen kon il faut mu am benn organisation ba kenn ku ne gis ci boppam te duñu gaañ kenn loolu mooy wax vrai mot bi fexe ba kenn ku ne gis ci sa bopp sentir ci sa bopp te doo gaañ kenn te mën nañ ko parce que yow nit yi bu ñu xasee ba bëgg la bëgg nañ la loo leen wax neex na leen suñ la joxee rôle suba man mën nañ ma jox rôle mandikat du ma mandikat d'accord à part sama aar xam nit ñi xam nañ man ci la laa nekk à part sama aar naa ñu dugg tuuti ci mbetteel série bi nga xamante ni tey mi ngi def buzz tamit ak lu ñu mënti wax lan mooy secret li nga xamante moom mooy mbetteel ak thèmes yi ngeen xam ne si yéen a ko développé ñëpp di ko apprécier lan ngeen def ba réussir loolu. mooy li ma la wax nit ñi ñi ngi démarqué wu di def yeneen yoo mooy li ma la wax te man du ma fa jug man bu ñëpp demee bàyyi ma foofu ma taxaw ma ni li ma wax lu leer la maa ngi koy wax caméra bi laa koy wax ma ni su ñëpp demee bàyyi ma foofu ma taxaw su fa dara amatul ma bàyyi aar parce que man fi ma toll man mënutuma man di wax luy yàqal doomi aadama yi wala luy yàq doomi nit ñi wala li ma ci man mooy ma reetaanal leen ci côté comédie li ma ci man mooy ma jàngal leen dara ci lii parce que tamit nañu bàyyi xel bu baax ne am na ko toog këram di la seetaan moo la ëpp xam-xam li ngay def moo la ko dàq boo juumee mën na laa jubbanti mais est-ce que kooku tey bu dikkoon pour di la jubbanti di nga ko déglu wala nga saal ko bokkul ak benn nit bu jógee fële production dafay yomb production xam nga lan la ko am xaalis moo koy def man tey jii am na loo xam ne bëgg naa ko mënu ma ko def parce que xaalis moo koy def alors que xaalis yi koy def nekkul ay xaalis yu tuuti production tey ku xool fi mu toll xam ne xaalis ay millions yu baree koy def chaque jour moo ko mais tey jii du ñu gis ni benn Serigne Ngagne bi vraiment Serigne Ngagne war nañ koo jàppale parce que am na ay idées yu baax war na jàppale dafa mel ne sax gars yi kon ñoo bokk benn bloc boo xamante ne li leen intéressé mooy def lu leen neex rek pour nit ñi da nga jàpp ne ñeneen la ñuy gën a jàppale que yéen ñi ngeen di def man yàllaa may jàppale man boog pour muy leer parce que bu dul woon loolu fii ma agsi du ma fi agsi man façon méthode bu ne dund naa ko ci aar te kenn ku ne xam nga sa bopp kenn du fi taxaw di wax yaay kan amul njariñ mais kenn ku ne xam nga sa bopp xam sa bopp mooy li nga jot a wane ci sa carrière nit ñi gis ko bu weesoo loolu prestation yi ngay def adduna yëpp di taxaw di la seetaan ngay def lu wow koom loolu kenn du ko wax kenn doo fi nekk di ko wax yaa ngi dégg kon yooyu beneen étape la beneen niveau la mais que tey jii nii lu tax du ñu xool li nga xam Sénégal yi bëgg nañ ko ñu dugal ci xaalis peut-être mbetteel nii boo xoolee nii sponsor yi bëriwul mais ak feebar bi fi jot a jaar am na ay sponsor yoo xam ne dañoo waroon a démarrer ñu dugg moment bi ñu duggee affaire bi am ñu toog lu yàgg commencé guñ sax tour na ñoom ñun dañuy génn ak dem am nañu ëpp ay 10 sponsors yu génn mais mbetteel musul ñëw sans mu indaale benn 15 wala 20 sponsors daka daan am d'accord mais situation bi noonu la demee mais mbetteel comme ni nga ko waxee secret bi du dara mooy li ma waxoon sànq rek dama koy répété waat xool histoire yi nga xam ne Sénégal yi ñu ngi koy dund ñu indi ko tënk ko doxal ko wanaat Sénégalais yi seen bopp maanaam li nekk ci biir kër yi nga delloowaat leen ko kenn ku ne li ngay gis noonu du lu bees yow yaa ngi koy gis waaye mën nga cee am loo fàtte ñu fàttaliwaat la ko pour ñu gën a mën xamaat suñu bopp pour ñu gën a xamaat ñun ñooy ñan man damaa ni dafay neex trop que tey
Sénégalais yi ñu mën leen a identifier maanaam suñu film ñun ñu ay waa Sénégal lañ mais loolu booy xool ñun dañ koo xaw a ñàkk ci benn côté comme li ma waxoon sànq ci peut-être indo yi ni ñu ko amee wala nigériens yi soo xoolee rek nan da ngay comprendre te duñ la ko wax c'est-à-dire loolu foog ñu am ko mais ñun daal identité waaw mais dafa dem ba mel ne xamatuñ fu ñuy taxaw parce que dañ kii benn affaire bu ndaw laay dugal tey jii xoolal Black Panther boo seetaanee tey réalisateur bi mu wax la fan la inspiré film bi inspiration bi Afrique la jóge te tey boo xoolee film bi li ko incarné lépp Afrique la film bi lu mu deful ci àdduna bi voix yi nga dégg ko def du Baaba Maal son bi naan la tama gars yi d'accord nañ mais tey am na koo xam ne ba yoroon film nga ñëw ne ko non damaa bëgg nga tama nanaa la non day préféré dem jëli ay yeneen musique composée pour def ko ci mais comme léegi benn américain def na ko léegi xam déglu film yi bëri ñu ngi dugal ay tama ay tak te bu njëkk duñ ko nangu parce que art dafa am ay création art da ngay oser pour def dara mais looy def na nekk lu leer lu set man loolu laa gëm man su ma xasee ba xalaat bi leer ci sama bopp ma dund ko sama xol bii dem naa sama yoon kenn mënu ma koo traité def parce que damay xam lan lay def te loolu li la koy may mooy nga mën a natt sa public il faut nga mën a natt sa public mooy public bi fii lañ toll lii lañ bëgg soo defee lii nga boo ko deful da ngay wàcc mais nag na nekk ci logique loo xamante ni doo leen gaañ. acca ñu ñëw ci ñi nga xamante ni tey yéen a bokk dëkk bi muy Thiès di waa troupe Soleil Levant ñu gën ci xam ne ki nga xamante ni moom mooy Cheikhouna Sanekh ak Jojo ban relation nga am ak ñooñu noonu ñoom Sanekh. ñoo bokk fi. si relation ci aar bi. ñoo bokk Thiès. ñoo yoroon troupe communal PDS. ca jamonoy Idrissa Seck ak Ablaye Wade. mu nekk suñu koñ ak Jaxaaw. daan nañ def spectacle Idrissa Seck ñoo toog di seetaan ak ñoom Sidi Kunta booba 1000 francs mënuñu koo am ci aar est-ce que xam nga yàgg nañoo dem animé programme PDS pare ñibbi du ñu am sax 1000 francs booba ñu ngi ci opposition bu metti Mbaye Diouf nekk fi am doole yor lépp ñu mënoon dem am xaalis ñu ànd ak PDS. yow ak ñoom Sanekh. ñun ñëpp. loolu li ma la wax lu yàgg la te loolu ñu ko fekkee bari na ñu yoroon mouvement Dekkal Thiès fii taaxi kaw këri kaw njaxat si jiite ko ñoom ñu nekkoon Jaxaaw ak ñoom Sidi Kunta ak ay yeneen responsable politique mais dañoo sonn ci aar galéré ndoo ci lu baari te dara xewul ba yàlla indi li mu indi tey du tey soo déggee ma naan la Sanekh lu mu lekk ci aar bu dee milliard mérité na ko c'est parce que dama xam fi mu jaar dama xam jaar-jaar yu mu am dama xam talaam dama Sénégal ba tey sax xamuñu Sanekh man damaa xam talaam li nekk ci moom man pour man gënagul li ma lay wax nii wonu ko waa Sénégal man sax loolu daf maa jaaxal man loolu daf maa jaaxal boo xamoon benn Sanekh ay 96 97 ci jamono yooyu nga fekk ko semaine de la jeunesse wala nga dem ci benn festival fekk fa benn Sanekh mën na tas adduna bi man loolu sax talent boobu sax man ma xamoon ci Sanekh ak valeur yooyu sax man ba fi nekk nii man gisuguma sax Cheikh wan na ko man en tant que artiste xam naa loolu te Sénégal ay xamuñu ko. kon jàpp nga li nekk ci moom li neloo ci moom. génnu man loolu laa jàpp. Jojo. même chose. Cheikhouna. même chose bokkuñu mais kenn ku nekk say qualité. kenn ku nekk ak sa qualité kenn ku ne da nga am sa yoon bokkul mais Cheikhou leneen la moo tax man damay wax ni suñu tasee damay tiit. suñu tasee damay tiit xamul tax. parce que kenn ku ne dafa am looy complété sa morom dafay mel ne ngeen super étoile ñun la mbéy fay génn. du tere Youssou Ndour way du tere mbalax bi neex. même bu amoon kuy wax même li Mbaye Gueye Faye di wax xam nga lan ngay manqué. Mbaye Gueye Faye turam mooy manqué. Mbaye Gueye Faye mooy manqué. mais bu ñu àndee benn bloc lu ñu mënul def amul. bu nekkee ñoom ñett ay nanti lañ amul lu ñuy tiit ragaluñ dara xam nga wax. te ay nanti lañ quoi. ay nanti gars yi bu ñu àndee ñoom ñett lu ñu bëgg a doxal. car macha allah mën nañ ko doxal ànd nañ am na lu ñu yore fan yi muy lu bees ñu koy wax choix. série bu bees la. waaw mi ngi toj moom tamit. da ngay gisee série boobu. dégg li ma la wax de moom laa la tëggal ni ma ne bu ñu àndee gars yi ñoom ñett Cheikh Ndiaye Sanekh ñoom ñett bu man li jëntuuma sax li ci des mais ñoom ñett bu nekk ak rek lonk bopp wagon la bopp train la lu ñu lonk war nañ ko mën a yóbbu lii lu bees la dafa mel ni bi mbetteel di soog a door benn producteur ñëw ni ma dama ko bëgg xam nga lu ma ko wax liir la bi soog a judd
xar buy soog a judd mënuguñ koo jaay ko ci prix bi ñu arrangé may ñu yafal ko un an waaw ba mu manque ñu jox ko mu lekk jox ko mu naan sang ko ba mu seet mu weex tàll fu dën génn gi takkal ko téere yu xonk yi su boobaa boo nee ñu ñaar ñoonu la temps fa la toll de mbetteel romb na ko dama boobu ci première saison ba xaalis léegi ci première saison ba kon léegi am nañ xaalis non yàlla suturaal nañu am na dara mais dama lay wax lu leer mbetteel la mu am tey jii boo ko joxoon yéen série pour ñu liggéey problème la c'est-à-dire ku war a dépasse 20 000 am 10 000 ki mënta am 1000 francs doo ko jaaxal man mënu ma am fi 1000 francs diw am na 10 000 mais diw boobu am na problème parce que 20 000 mooy régler problème xam ndax yaa ngi may déggam de dégg naa la fi film bi toll dafa am lu bari lu mu soxla kon metti na donc mais mën nga fii tribune la boo xam ne si mën nga fi taxaw nga woo ñi nga xamante ni mais yàgg nañoo woote kan moo ñu wuyu yàgg nañoo woote kan moo ñu wuyu alors que tey jii président teg na ay ñoo xamante nii pour loolu la mais tey lan la ñuy def te dinaa waxaat parce que boo fi ñëwee pour ñu jàppale la ci kuréel yi président teg bu ma tudd tur parce que def naa ko fi ministre bi woo ma ci jamonoy Latif woo na ma ba këram bi mu nekkee ministre de la culture ma waxtaan ci ak moom ministre de la culture bu bees moo fi nekk du ma wax mais fii ak quelques jours du ma sax wax conférence de presse laay def wax parce que mënuñoo ñëw pour ne dañuy jàppale artistes yi ñu lay laaj ay dossiers yu dul jeex te loolu naa ko wax Macky Sall dégg ko ay indil lii fii taluñu ko mënuñu ko su fekkee xaalis bi pour artistes yi la artiste bu am programme yor séréem loo fi nekkati di ko sonal ci indil këyit bi am nga sa scénario sa film mi ngi daw ci télé bi ñëw nga présenté sa film bu fekkee dañuy jàppale artiste pour financer leen ñu financer leen su fekkee xaalis bi pour ñoom la ñoo koy lekk seen biir ñoom nañu lekk xaalis bi te may nit ñu jàmm te duñ ñu teree liggéey parce que ba jusqu'à présent kenn mësuñoo jàppale kenn mësuñoo financer te ñu ngi liggéey te suñ intention yëpp mooy bëggal Sénégalais yi d'accord fu ñu mën a nekk ci adduna bi këyit ñu lay laaj yu dul jeex il faut nga indi lii ñoom dañoo sonn kon tey am na ñeneen ñu ñuy jox xaalis ñoo xam ne peut-être ñoom ci seen biir la nga nekk élément boo xam ne jege nga wala ci ñoom nga bokk tey boo indee benn projet ñu financé la mais ñun financé wuñu te dama koy wax Macky Sall dégg ko te fu ma amaatee occasion toog ak président dama koy wax kenn dimbali ñu parce que nag kenn duñu teree wax bu yeboo ñu ni daa mën a wax wala daa naqari dara parce que li ñu metti dañ koy wax ñu ngi toog suñu kër ni pat su heure liggéey jotee ñu dem liggéey da ngay liggéey ba 2 heures du matin 3 heures du matin doo nelaw tey ngay gën a liggéey tey ngay gën a bëri problème parce que série yi 200 millions sax mënu ko def série alors que tey Mbetteer yaa ngi def série boo xam ne presque 50 épisodes wala 52 format 26 minutes nga war a fay nit ñi kenn ku nekk xaalis lan moo tax duñ jàppale nit ñi. d'accord xam naa loolu benn cri de cœur la woon boo xam ne si ni amee woon na ko doon ko jàllale jëmale ko ci autorités yi nga xam ne si. dinañ ci waxaat ci loolu noonu. dinañ ci waxaat te je préfère artistes yëpp toog ñu wax. d'accord am na ñu ñuy jox xaalis am na ñu dossiers yi fi nekk bëgg koo laaj nit ñi jëmale ko yombal xiyaam man sax man jot boobu aw ma ko. su dee loolu xaalis bu ñu yor nañu xool ñeneen ñi ñuy financé mais man tamit am naa droit taxaw ni kenn musuma jàppale ci lenn. d'accord te boobu ba léegi nag maa ngi liggéey ci kàttanu yàlla. d'accord maa ngi liggéey mais ñi ngi woon ci ñoom Sanex ak ñoom Jojo mais est-ce que mën nañ xaar ngañ tey mu ànd ak ñoom comme ni ngeen ko doon defee ngeen ànd yéen ak ñoom Cheikhouna ci benn affaire benn produit. ah waaw mais loolu ça dépend ci producteur bu ko bëgg Moustapha Diop bëggoon na ko. loolu moo tax antu. dafay laaj xaalis nag parce que Seexu xam na ko man xam naa ko Seex Yérim Seck bëggoon na ko ba ma toog man ak moom ak Seexu ak Zo ñoo àndoon këram ñu toog waxtaan ci projet bi mu nekk projet bu am doole affaire bi pousse mais xam nga la may problème bi nit xamal sa bopp nit bul tooñ kenn bul yàpp kenn mais bu la kenn yàpp amul sa fulla sa fayda parce que nit mën ngaa am adduna lu ci biiram te du tere ñu yàpp la parce que loolu ci ñàkk xam sa bopp la bokk producteur bu ñu bëgg a liggéey loolu boo ñu fayal ko jot ñu liggéey boo ñu fayal ko jot duñ la faale parce que ñun ay kilifa lañ ay responsable lañ yor ay kër ànd ak ay nit yor ay famille yoo xam ne kenn ku ci nekk am na loo xam ne ci yow la ko yaakaar kon kenn du fooyee sa bopp man du ma ko def moom d'accord mais am na loo xam ne mi ngi xeeñ mi ngi xeeñ maanaam waaw ma ngi xeeñ du ma ko wax nag fan la seen diggante yow ak ñoom Sanex am na luy xeeñ de te bu dee mël ñu xam ne leneen xew na ci may tuuti du ma ko maye parce que wóoru dëkk bee naqari dëkk bee naqari mais am na luy xeeñ loo xam ni ci kattun yàlla baax na yàlla dimbali loo xam ne du mbetteel du mbetteel loo xam ne te dinañ gis benn xam na lañ ko xee benn cocktail boo xamante ni loolu dina gis gan
Ce samedi 7 novembre 2020, Thierno Alassane Sall procède à la présentation de son livre Le protocole de l'Élysée, confidence d'un ancien ministre sénégalais du pétrole à City Business. Une conférence de presse réservée exclusivement aux médias est prévue à 10h et la cérémonie de dédicace ouverte au public avec débat contradictoire à 16h. Cet événement sera transmis en direct sur la chaîne YouTube de Sunugal 24. samedi bi yemmook juróom-ñaari fan ci weeru novembre Thierno Alassane Sall dana gaaral téereem bii di protocole de l'Élysée fële ci City Business bu fukki waxtu jotee dana ko door ak janoo bu muy amal ak taskatu xibaar yi ci ngoon gi dana gontoo ak jotaay bu yaa ñeel boobule téere ak gis-gis yu woro yi mu làmboo bile xew-xew mën ngeen ko suivre en direct ci Sunugal 24. Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga wooñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal.